Pa Assane askan wi dans tout ça ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo def seen choix. bismillahi rahmaani rahim je pense dañu nekk di dund loo xam ni ci gis-gis lu ñu tàmm gis la lu ñu tàmm dund mais insuffisance loi bi Fatou Abdou di wax mooy base du problème bi yëpp. mooy est-ce que dans le fond président Macky Sall bi muy dem ci logique gu mook majorité bi ñu voté suffrage universel direct bi pour l'élection des maires est-ce que au fond il s'attendait à li xew. question la beneen bi aussi est-ce que du ñàkk a xam li war a xew suba bàyyi moo indi prox ndollu les conseils municipaux wala former un bureau municipal boo xam ne dañu naan kii mooy premier adjoint kii mooy deuxième nangam ñu xool nu ñu koy agencé ba ñoom ñu ëppale ci en cas de pépin bu fekkee ñàkk nañu ñu fexe ba parce que le discours bu ñu fàttee le discours à la sortie de la débâcle là bi ñu génnee ci jafe-jafe bi ñu ñàkkee élection locale municipale yi ou territoriale communication bi nga xam ni président Macky Sall moom la waxee ma jàpp ne ñoom ñëpp moom la ñu déggoo mooy nous sommes majoritaires nous avons perdu certes les grandes villes mais nous sommes majoritaires est-ce que nekkul dans le sens où ñoom dañu jàpp ni fépp fu nga xam ne perte nañ fa am nañ fa possibilité wu récupérer ay conseillers le maximum on a vu ce qui s'est passé à Pikine 10 conseillers de Gëm Sa Bopp c'est une catastrophe qui partent dem ci benn camp parce que soi-disant dañ leen jënd léegi nag question bi mooy qui doit jouer franc jeu et qui joue faux jeu mooy président de la République bi demoon ci logique gu assemblée bi voté loi boobu pour que ñu fal maire directement est-ce que moom dans le fond d'accord na ci ne Ahmed Aïdara gagné na rakkam et que rakkam dafa war a dem parce que benn moment nañu bàyyi xel ne lépp li nga xam ni waa Benno Bokk Yaakaar ñu ngi koy def sawaay tëbuñu tëb def ko dañ kaa def en accord de sainteté et de corps ak ki nga xam ne moo leen jiite léegi nag sénégalais yi li ñu war a comprendre mooy kon yéen sénégalais yi ginnaaw da ngeen mel ni ñu sanctionner le président Macky Sall par rapport à ces joutes électorales là jàpp leen ni kooku ngeen sanctionner moom déggul leçon bi ba tey moom mu ngi ci yoonam ba tey rek nekkaat ci rek bëgg a kii fi maa jeexalee moo la waa Guédiawaye jot na ak Sénégal yépp conseiller municipal bu ñu xam mu dëkk ci koñ bi ne dafa jaay boppam wala dafa jaay mbiru askan bi pour yàqal diw wala pour jaxase carte gi nañu ko tiiñal ci koñ bi ne diw la mu nga dëkk koñ sàngam waa koñ ba ko xulil waa koñ ba ko boo rombee ñu kaa xuli 5 ans juróomi at ka posé acte boobu juróomi at baa xatee ci koñ ba daa fa génn boo fa génne nag mooy kon am nga jafe-jafe mais conseils municipaux yi ni ñuy tegee jafe-jafe population yi ci acte yooyu na leen population yi delloo loolu faa romb faa génn rek ñu yuuxoo woo mu ngoog ba sa njaboot xat nga xat bu ëllëgee mais sa waay gàcce gi daañ ci mucc quoi parce que c'est impossible que ñuy dund comme ay baal leen ma terme bi comme ay bàyyi ma maanaam daal facilement jox nañ ma terrain jox nañ ma kii ma tourner le dos ça doit cesser ça. Pa Assane comité de discipline bu ASP yi ñoom itam amaloon nañu ab ndaje ñi nga xamante ne ni ki démb dippee nañu leen ay fauteurs de trouble mooy ASP yi doon amal ay grève am na ci juróom-ñeent ci ñoom yoo xamante ne dañu leen radié tey ci suba la woon loolee tax union bi ëmb ASP yi ñoom itam di xam le ni dinañu tàmbali ab grève bu amul app dalee ko ëllëg aljuma bu ñu sukkandikoo ci yore seen i ay kàddu la ñu bëgg mooy ñooñee ñu dàq ñu réintégré waat leen ñoonu ceeg moom mu di Diamanko Traoré àdduna ci micro Fatou Abdou Ndiaye. à notre grande surprise ñun ñëpp ku ci nekk ci ñun ñu tàmbale laa woo téléphone ne la ñëwal jël sa notification bi wane ne direction bi rajo na la wax dëgg fa yàlla nag ba loolu amee ci la ASP yi daal di réunir union ASP yi réunir ci tàng bi ñu jël benn décision bi nga xam ne ci tàng bi lañ ko jël muy lan dañuy dem grève illimitée à partir de demain suba incha allahu rabi ASP yëpp dañuy dem grève sur le territoire du Sénégal grève illimitée boo xam ne duñ ko dakkal tànki delloowaat ñu ASP yëpp yi nga xam ne dañ leen a dàq ci seen liggéey te duñ leen teg benn condition actuellement fi mu toll nii nag ñu ngi ci diggante ñi ñu dàqagum ñu ngi ci nombre de 9 ASP man mii di wax ak yéen nekk porte-parole bi sax ci laa bokk jërëjëf. mu ngoog ñeneen itam namoon nañu amal ab marche ñu aaye leen ko ca diwaanu Ziguinchor la woon li ki tey ci suba muy jàngalekat yi teewul ñoom def nañu ko waa SAEMS ak waa CUSEMS la ñu xamle moo di njiitu réew mi ak ñamu àndal fi mu ne dañoo nekk ci taxawaayu féewale leen ñaari syndicat jàngalekat yooyu la di ñaawlu kon comportement autorité yi waaye itam di sàkku ci ñoom ñu respecter droit bi sénégalais bu nekk am ci bu amee lu ko nakari mu manifester ni ki tey ci suba jàkkaarloo woon nañu ak taskatu xibaar yi foofee ca diwaanu Ziguinchor
ñoo lu ci ak Abdoulaye Ndoye secrétaire général national bu CUSEMS sa àdduna ci micro Abdourahmane Diallo. ñun mën nañ wax ne ñun CNTS/FC li bett ñu ndax boo ko seetloo yëngu-yëngu yi mi ngi ëppee ci secteur public maanaam ci fonctionnaire yi te li nga xam ne daanaka tawat li ñoo ko bokk moo di. nii nga xamee ni gouvernement bi doxee na ko nag day firndeel ni seen bëgg a jëm nag ci tardeel yëfi ndax saa yu waxee manifestation dañuy xaar ba bés ba ngir rek daat koy interdire loolu nag liñ ci jublu mooy fexe rek ba yëfi gën di yéex gouvernement bi nag war na mën a xam ne lii di marche dafa di loo xamante ne nag constitution bi moo ko daal di garantir kon bokk ñun waa SAEMS ak CUSEMS ñu ngi oo nguur gi mu daal di sàmmonteeg ak yelleefu doomu aadama yi lu jëm nag ci ñu rek amal marche saa yu ñu ko soobee ndax loolee la constitution bi wax te dañ cee war a tënku. mu ngoog Fatou Abdou direction agence ASP yi doon nañu menacé seen menace mettre nañ ko en exécution tey. waaw décision bu radicale moom la ñu jël. teg ko ci kaw ASP yi parce que bu ñu déggee Diamacoune Traoré moom mooy lu toll juróom-ñeent ci ñi nga xam ne jàpp nañ ne ñoom ñoo mëne woon grève bi. ñoom la ñu woon ne dàq nañu leen jox leen notification tey ji ci suba te loolu le directeur général Birame Faye annoncé woon na ko démb ci conférence de presse bi ne conseil de discipline bi dañuy daje. suñuy dajee dinañu xool ñan ñoo gënoon a fës ci grève bi. ñu dàq leen muy une décision boo xamante ne bu radical naam loi la parce que loi bi moo leen tere ñoom ñu grève mais loi boobu leen tere ñu grève bu loi boobu également dafa tenirul en compte liggéeykat yoo xam ne dañoo liggéey 4 ans pare nga liggéeyloo waat leen 2 ans ñu war faa mën a yem nga leen da ngeen di liggéeyloo waat 2 ans encore 1 an boo xam ne keroog le 12 décembre la ko président de la république génnee benn décret pour wax ne nañu xaar fii ak juin ñu dugal leen ci li nga xamante ne mooy code spécial. muy loo xamante ne Sénégal kese la am nga liggéeyloo nit pendant 8 ans. déjà dugal ko ci précarité parce que même bu fekkee ne sax nit ki yokkoo ay garaatam war ngaa mën a yokk salaire am. Sénégal la am nga liggéeyloo ay nit pendant 9 ans et pendant ces 9 ans nga leen di fay fukki junni. yoo xamante ne amul benn loi boo xamante ne tënk na loolu donc ñoom dugal nañu leen ci loo xamante ne tey. moom muy pousse leen tey ci ñu dem grève mbir mi waru woon yegg ci radiation. bu fekkee ne loi bi moom moo ko tënk dafa am yeneen yoo xamante ne ñoom dañu ko def te mu doon loo xamante ne bokkul ci li nga xamante ne code du travail sax noonu la tënkee li nga xamante ne mooy xëyub koo xamante ne fii lay yeewoo Sénégal tey fi mu leen dugal moom mooy tey bu fekkee chinois yi ñëw nañ jël suñu ay doom ñi nga xam ne des préposés à la sécurité nga leen di fay xaddi fukki junni chinois yi ñëw jël suñu ay doom di leen exploité yóbbu leen ci yoonu Ila Touba bi yóbbu leen ci beneen bërëb di leen liggéeyloo du ñu gis fu ñu lekkee du ñu gis fu ñu naanee ñu leen exploité ñuy grève kooku état bi leen ko fajal parce que boobu état am na loo xamante ne mi ngi ko war a lijjanti te lijjantiwu ko muy jafe-jafe boo xamante ne ni ma ko waxee waruñu woon yegg si foofu fii ñu yegg si nag ñoom nee nañ dañuy def grève illimité boo xamante ne duñu ko dakkal ak lépp loo xamante ne mën na leen ci fekk bu fekkee état dafa woote recrutement ci corps police ak gendarmerie ay civil sax ñuy wax ñoo waroon gën a logique parce que am na ñuy wax sax ne am na ci ñoo xam ne jot nañu dem mais mënoon nañoo xool ni ñu koy doxalee ba ñu bari ci ñoom dem defi formation parce que ñoom dañu yàgg côtoyer ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi pour mën a dem bokk ci corps boobu mais état mënoo ne yow da ngay créer emploi ba pare di nësaxali emploi mënoo wax 450 milliards de francs CFA pendant 3 ans que da ngay fexe ndaw yi amul xëy nga wutal leen xëy le président de la République avait dit au mois de mars que je vous ai compris et que du ñooñu ngay comprendre ñoom ngay tegaat ñeneen ñoo xamante ne ci 50 000 yi li muy néew xadi ci la ñuy takk jabar ci la ñuy fay école ci la ñuy dund ci la ñuy fay location parce que loolu lañ am pour faj seeni soxla donc situation boo xam ne bu naqari la boo xamante ne waxtaan war na ci mën a am parce que tout le temps waxtaan ci lu mbir yi du mujjee ñu dugalaat leen ñu xaar peut-être fii ak weeru juin ñu indi pexe ci seen ay jafe-jafe